allo allo. même suñu bëggantee même suñu àndee même suñu bokkee boor bu ñu waree waxante dëgg dañuy waxante dëgg te ñun ñëpp mànkoo nañu ne saaga baaxul ñun ñëpp mànkoo nañu nit koo xamante ne dangaa nekk ci wetu njiit dafa am yoo xam da nga koy war a moytu dafa am yoo xam da nga ko war a daw d'accord nañu ko ñun ñëpp d'accord nañu te may féliciter grandeur d'esprit boobu ñu am ndax bu ñu neexoon nag ñu far ndaxte ñun dafa am lu ñu boole bu ñu neexoon nag ñu sot ndax ñun li ñu boole dafa fort te buñ koy dund tey ñii nga xam ne ñoo taxaw duñu joxe ay leçons de morale ñooñu ña nga woon taxaw fee duñu seetaan dañ ñu dóor mais su ngeen gisee ma ne damay saluer taxawaay bi parce que ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg nit boo bokkee ak moom sax bu juumee da nga ko war a jubbanti waaye boo ko jubbantee ba pare du tax nga wàcc ko du tax nga sànni ko du tax nga jalax ko ci biti déedéet da nga koy téye jàppale ko gunge ko parce que nag Azoura Fall ak lu waay mën a wax ci comportement wam lu bare ça laisse à désirer war na mën a góorgóorlu ñëpp xam nañ ni kenn la ci jàmbaaru projet bi kenn la ci engagement te li muy dund tey nii c'est pas pour lui chercher des excuses de déedéet parce que nit ku nekk li nga def tu es responsable de tes actes mais tey ñii taxaw tey di ko ŋàññi di ko joxoñ baaraam mais ñooñu démb bi ñu koy jàpp moom Azoura Fall di ko torturer di ko jàpp di ko def ay retour de parquet plus de 17 fois di ko jàpp di ko yóbbu rëbës gii ba mu ñàkk ci santeem ba mu ñàkk ci sax ndiggam ba bu muy génn békki la génnee ñooñu fan lañ nekkoon ñooñu fan lañ nekkoon mbokk yi nañu gën a defaraat suñu diggante nañu gën a dëgëraat suñu ànd bu kenn ci ñun juumee nañ ko ni juum nga bu kenn ci ñun wàccee yoon nañ ko tegaat ci yoon bi mais buñ ko sànni mukk ci àdduna buñ ko sànni mukk ci àdduna bu ñu nangu loolu bu ñu nangu ku ñu jox ay complexe naan nu non yéen a waxoon lii yéen a gënoon nii dama ni ñooñu di ñu wax yéen a waxoon lii ak yéen a doxalee woon nii bu seen ay pexe antu woon kon tey duñ toog fii bay doxal réew mi ni ñu koy doxalee saaga kenn ci ñun bugg ko kenn ci ñu rafetlu ko parce que kenn ku nekk bu nga saaga sa xol day naqari wante dama ni est-ce que tey kaddu yi ñuy wax ni dañu ne Azoura Fall moo ko wax ki mu ko wax dafa gën le premier ministre Ousmane Sonko ki ñu ko wax dafa ma gën man mii di jigéen toog nekk ci néegu sëy yor samay doom pourtant ñii dinaa fekk taxaw tey di condamner propos Azoura Fall ñu ngi taxaw di gis fii ci réseaux sociaux yi ay nit ñuy taal seen live suba ba ngoon di saaga Maimouna Bousso mës nañ ci def benn post mës nañ ci def sa benn virgule d'écrit defuñu ko dañuy romb bu ñu mënee aimer bu ñu mënee partager bu ñu mënee reetaan parce que en réalité du mbiru opposition mbiru haine la mbiru adversité mbiru jalousie ñii tey taxaw naan dañuy condamner saaga yi ñi saaga Macky Sall man de rafetlu ma ko parce que du ma saaga am naa ay argument te dama bëgg man su may défendre samay opinion ma koy def ci argument di ko def ci discipline du ma ko def ci saaga mais dama ni ñoom fan lañ nekk bis bu yàlla sàkk ñu gis fii ay nit ñu toog di wi suturay président de la république ak bu premier ministre est-ce que mës nañ cee wax dara est-ce que mës nañ condamner benn propos ay site internet sax dañuy toog ay nit toog ci di wax lu leen neex saaga du dagg kese dagg sa yaay wala sa papa wala sa bàjjen loolu kese du saaga de ban saaga moo gën a ñaaw ngay sosal nit ban saaga moo gën a ñaaw ngay waxal nit lu bon di ko waxal lu ñaaw di ko sosal di ko tuumaal di ko waxal loo xamante ne ay njabootam buñ ko gisee ëllëg du leen neex ndeyam ak baayam buñ ko gisee ëllëg du leen neex lan moo gën a ñaaw loolu mais saaga weesuwul tuumaal gor saaga weesuwul tuumaal gor te la majorité des gens ici qui s'insurgent la wax à part ñi nga xam ne dañuy wax te yàlla tax seen ak lay taala la majorité dama ni ay naafeq lañu ay fumiste lañu ay seytaane rambaaj lañu dañuy toog di déglu di toog di seetaan di toog di observer ils gardent le silence ñun daal mën nañ ñu saaga ñun mën nañ ñu calomnier mën nañ ñu diffamer du matin au soir ñu di ko def ñenn ñi nekk ñu ngi Europe d'accord mais ça vous empêche pas de le condamner ça vous empêche pas de le condamner su fekkoonte ne li ngeen di wax dëgg la ci yéen mun ngeen post rek ngeen di def suba ba ngoon yéen daal mun ngeen nekk ci réseaux sociaux yi di def ay post mais ñun heure bu ñu génnee ngeen nañu dem leen ngeen liggéey ñun liggéey bi ñuy liggéey du ñu teree wax ndax gis nga dama leen di wax dara
dëkk bi da ngeen jàpp ne dañoo wax ba jël ko dañ leen wax ba liggéey ko xëy na nag loolu mooy seen problème moo tax ngeen jàpp ne puisque ñii dañoo nar a liggéey dëkk bi lu kenn mësta liggéey fii ci àdduna di l'histoire politique kaay leen ñu jëm leen décrédibiliser kaay leen ñu dugal leen ci ay wax yu sew ay wax yu am solo ay wax yu amul fule bu xam nga foofu nag lay ñëwee ci yéen patriotes yi nit da ngay wax sa wax romb sànni jàll ci l'essentiel bu mbir amee dëgg la ñëpp dañ ciy wax ku nekk indi ci sa xalaat loolu c'est notre démocratie mooy sunu vitalité bi ñu àndal mais buñ ko waxee nañ ci jàll dem ci leneen nañu delluwaat ci li ñu nekkoon nañu delluwaat ci suñu projet bu ñu accepter ñu ñuy divertir parce que ñoom lii rek la ñu am ñoom lii rek la ñu am tey yeewu nañu bëgg a langaamu ci saaga ñu topp ngoon ñu ne autosaisir procureur autosaisir na amatuñu lu ñu wax ñu wëlbatiku naan non defu leen ko parce que léegi lii lan la ñu amati lu ñuy wax xale bu góor boobu ñu tëj nga xam duma jaar ci turam xaw ma da doon ñaw ba mu jigi ñaw làmmiñam ñaw na ñaw a ñaw ba ñaw làmmiñam di wër ci plateau yi di wax lu ko neex di tuumaal ay nit kenn xamul lu muy nduróol mais kooku yéen ñi tey di wax nii ba yéen doon taxaw barki dem naan nañ ko libéré kooku li mu wax lan moo ko gën a doon saaga dama ni képp ku wax libéré boroom ñawkatu làmmiñ boobu ak tëjal Azoura Fall naa fekk nga c'est ça la vérité yéen daal da ngeen di def nii ñun daal bu dee ñun la ngeen ne warul am kumba am ndey warul am kumba amul ndey mais quand c'est vous bu leen neexee ngeen def géométrie variable yéen da ngeen di décider kan ngeen di supporter ki ngeen di supporter daal na nekk contre ñun nag na nekk contre le premier ministre Ousmane Sonko na nekk contre notre régime bu ñu contrer rek baax na à partir du moment où mu contre ñu rek c'est bon pour vous vous achetez da ngeen di consommer da ngeen koy cautionner dama ni nañu gën a góorgóorlu ñu xam ne ñun suñu diggante li ñu liyee ëpp na yii nii te kenn suñun ku nekk na xool ne démb xale yi ñu jàppoon tëj leen kaso ku nekk lu ne dal na leen dama ni en prison façon traumatisme bu nekk dal na leen des gens ont été torturés des gens ont été traumatisés ay nit ñu ngi génn di dox ci biir nit ñi mais kenn xamul lan la ñuy dund Azoura Fall dafa war a bàyyi saaga dafa war a génne saaga ci làmmiñam parce que dafa nekk ci wetu premier ministre dafa nekk ci wetu ki nga xamante ne moom bu deful sax ñu wax ko ku yeewu bëgg siiw moom ngay tudd kon nag ku nekk ci wetu kilifa da ngay moytu di am yenn taxawaay ndaxte yow moomatuloo sa bopp ndax kilif gi nga jege moo tax naam sax xëy na dëkkoog moom de mais le seul fait que nit ñi gis te ci wetam dinañu fexe ba buñ ko mënta jot yow la ñuy jéem a jot pour egsi ci moom kon kenn ku nekk ci ñun na defaraat toogaayam kenn ku nekk ci ñun na defaraat taxawaayam ci penc mi na xam ni dëgg la kenn joxu ko poste de responsabilité dëgg la amul benn ndombal tànk ci état bi nii ci réew mi ba kenn mën koo wax quoi que ce soit mais figure la patriote la nii dañ koy jàpp kay buñ koy boole ci sunu njaboot dañ koy boole ci ñun ndaxte tey buñ ko laalee laal nañ ñu waaye Kébé Kumor Ndiaye dama lay ñaan sa frère bu ko bàyyi sa frère bu ko sànni sa frère même su fekkente ne il a fait des erreurs nañ ko tegaat ci yoon mais il ne faut jamais jeter un frère ou une sœur ça vraiment je vous le recommande parce que fi ñu jëm dafa sore suñu combat bi commencé gul bu yeboo ngeen góorgóorlu bu yeboo ngeen gën a suudewu bu yeboo ñu def li gën a jafe moo ñu jéem a fexe liggéey cofeel ci suñu diggante parce que on doit aller loin parce que dañoo door a tàmbali jubbanti bi xalaatuñu ko sax tàmbaleegum fi ni nii ñu ngi ci jub nag boo ko waxee mooy da ngay yemale mooy li président de la république wax képp kuy saaga dañ lay teg ci yoon képp ku wàcc yoon day dal sa kaw loolu mooy jub ci jub lañ nekk jub bi li muy metti moo gën a yóbbu jubal bi ndax jubal bi mooy li nga xamante ne moom la ñuy woo képp ku ñu dénk ndombal tànk dénk la responsabilité mooy alalu réew mi nga ba ko fa mooy nga doxal
ñi nga war a doxalee di gën a jafe nag ba gën a jafe muy troisième phase bi muy jubbanti ndaxte looy jubbanti boo moytuwul mu damm ci sa loxo te ñun pour ñu egg foofu on a besoin les uns des autres on a besoin les uns des autres gis nga bu ñu toppee xaw ma kulu naa la xaw ma ñu rax ba xoolal ku juum ci ñun ñu jël la sànni la xoolal balaa ñuy egg dootuñ dese dara ci suñu loxo c'est pas comme ça qu'on se bat c'est pas comme ça qu'on se bat Azoura nañu jàppale keneen ku dul Azoura ku mel ni moom nañu jàppale képp ku nekk ci biir projet bi jàppale ñu jàppale le président de la république jàppale projet bi nga tegu ci yoon jàppale projet bi lépp bu leen di tooñoon sax nga xam ni yow bu doon yow la doo ko nangu mais xoolal def ko don de soi def ko sacrifice nga xam ni du yow kese yaa moom sa bopp tu appartiens à une famille waaye nag famille bi nañu xam ni famille du lu ko bon rek nga génne ci famille bi sànni ci biti bu yàggee kenn du des ci biir kër gi bu yàggee kenn du des ci biir kër gi loolu nañ ko bañ nañu ko bañ bu ñu nangu ku ñu jox ay complexe bu ñu nangu ku ñu jox ay complexe nañuy waxante dëgg bu ñu ko waree wax bu dëgg yi jeexee ñu joxante waat loxo ñu bëggante ñu ànd ñu suudewu ñu xam ni fi ñu jëm on a besoin de tout le monde on a besoin de tout le monde bu kenn nangu ci ñun ñu ñuy wàññi ndaxte amul kenn ko parfait tey man mën naa juum bu ma juumee ni ma ñëpp teg ci yoon jubbanti ma wax ma li nga def ci yoon wax ma lii ak lii buñ ci jàllee nañu jàll ci leneen bu keneen ñëwee di ma song nañu ñëpp nañu wëlbati ko song kooku ku dugg ci sunu xeex nañu wàcc sunu xeex ci sunu biir dem xeex ak yow waaw loolu mooy dëgg parce qu'on est une famille on a un projet à défendre amul leneen parce que loolu sax loolu la ñu diine ak yàlla sant gis nga sunu biir bu ñu waree waxante nañu waxante mais bu ñu kenn raxee nañu wëlbatiku ñun ñëpp dellu ci kaw kooku parce que gis nga ñooñu duñu rax lu ñu bëgg xam nga mooy lan bis bu yàlla sàkk ñu bàyyi kenn ci ñun bis bu yàlla sàkk ñu génnee kenn ci ñun chaque jour ñu wàcc kenn loolu pour lan ñu koy nangu loolu pour lan ñu koy nangu bu ñu nangu loolu bu ñu nangu loolu kenn su ñun ku nekk na xam ni ñun kenn matul ci ñun dégg nga am na ñoo xamante ne peut-être ñu ngi suñu biir nii mais xëy na ñu ngi dund traumatisme yoo xamante ne ba tey jii suivi psychologique lañ laaj suivi psychologique lañ laaj la plupart des gens laa wax dont Azoura ak keneen li ñuy dund lii c'est à cause de Macky Sall ak régime am ak torture yu ñu leen teg la plupart d'entre eux maintenant bu ñu bëggee nekk fii ñun bu ñuy xeex di xeex suñu biir ku juum duñ la baal dara on t'attaque on doit le dénoncer c'est normal suñu rôle la nañ dénoncer mais dama ni bu ñu dénoncer ba pare nañu jàll bu ñu dénoncer ba pare nañu ñëwaat ci l'essentiel bu ñu accepter toog 2 jours wala 3 jours amee suñu mbokk ñun buñ ko nangu bu ñu ko nangu ndax gis nga ñoom piège bi dafa daan wàcc seen kaw parce que ñoom ñooy taxaw fii ne dëkk bi amul justice ñoom ñooy taxaw fii ne dëkk bi nii lay doxee nee lay doxee en même pas 24 heures situation day am ñuy yëg ne kilifa yi wala autorités yi yëg réagir nañu mais loolu sax neexu leen parce que ñoom en réalité lu ñu langaamu la ñuy wut li ñu bëgg mooy langaamu ci benn situation pour exister waxuñu ko pour solution am de déedéet dañ koy wax pour langaamu ci gis nga même nit ñi yuuxu naan la libéré diw safu leen yemu leen sax seen catu làmmiñ ndax gisagu leen fi kenn ci ñoom ku fi génn manifester pour la libération d'un tel wala d'un tel xalaatuñu ko seen yoon nekkul ci loolu dañ fiy wax noonu rek dañuy wax noonu rek ñii rek pour opposer wu loolu kese moo tax ñuy wax képp ku ñu bañ nag ñun wala nga ñuy saaga wala nga ñuy xas là tu es le bienvenu chez eux là du ngeen leen mës a dégg ñu toog dénoncer kooku wala ñu toog condamner les propos d'un tel envers le premier ministre fii Sénégal lañ nekk tout le monde voit dans les réseaux sociaux ay nit yu taal seen live mais même bu dul dara sax vous pouvez le condamner vous avez des comptes Facebook jamais mosuñu leen gis ngeen bind post ngeen condamner li ñuy waxal gor yi ci dëkk bi defu leen ko du ngeen ko def xool leen nañu gën a góorgóorlu nañu gën a bëggante nañu gën a sàmmante
ku gisul sa moroomu patriote seet ko woo ko téléphone xool ci lu mu nekk ku gis sa moroomu patriote bu nekk ci difficulté soo ko xamul si tu as ta page nga dénoncé boo ci paree jàll ci demal ci leneen il ne faut pas qu'on accepte que ñi nga xamante ne ñoom ñoo combattre pour ba suñu ay frères ak suñu ay sœurs décédés ñooñu tey taxaw fii ci penc bi di am droit jàkkaarloog ñun duñu wax ñun ñii lañ war a doxalee wala ñii lañ war a doxalee ñun y a des gens qui ne sont pas parfaits parmi nous comme dans toute la société kenn matul y a des gens qui sont pas parfaits mais dama ni à partir du moment où dañu nekk ci dëkk boo xamante ne la justice fait son travail ñun dañu war a xam ne ñun dañuy politique képp ku ñu indil débat te ñu xam ne yow da nga wax ci sa en tant que juriste en tant que journaliste en tant que koo xamante ne sa xalaat nga wax kooku jarul ngeen koy tontu da ngeen di jàll ngeen dem mais képp koo xamante ne acteur politique la su indee débat laa wax sur la table dañuy débat ak moom ba mu saf bu leen ko may dara parce que ces gens là su fekkonte ne ñoom laa wax ñoo amoon seen pexe moo matoon kon tey régime bi du toog fi mu toog ba ñu naan ko doxaleen nii wala doxaleen nee ils ont pas de leçon à nous donner ils ont nag leur point de vue à donner mais point de vue bu ñu indi ñun tam ñu delloo leen suñu point de vue ba mu mat sëkk ma loolu laa gëm j'appelle vraiment à plus d'unité j'appelle aussi à plus de solidarité entre nous à plus d'affection les uns les autres même tey si on a un frère qui faute les gens en parlent war nañu xoolal bu ñu gisee yeneen frère wax leneen ñu wàccee ko wax ci suuf war nañu mën a am capacité boobu ñun war nañu am capacité boobu on dénonce une fois mais on passe pourquoi on va prendre la force des réseaux sociaux di ko jël lépp di ko permettre di ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy xeex ñu xëy ñun ñëpp tir groupé sur l'un des nôtres toute la matinée toute la soirée ñuy tirer sur kenn ci bokk ci ñun non buñ def loolu nañ ci def benn post mais nañu jàll ci leneen nañ ko soofantal parce que ñoom dañuy tànqamlu ku ñuy saaga kon ñun tam nañ tànqamlu ku bokk ci ñun ku def erreur buñ ci waxee benn yoon nañ tànqamlu jàll suñu leneen nañu continuer ci activités yi ñu war a continuer ci di wone li nga xamante ne moom moo am solo ci suñu réew mais bu ñu accepter di jouer seen jeu parce que ñoom dafuñu dina pesu leen ils ont tous des comptes Facebook ils ont tous des comptes TikTok ndaxte man mii di wax ak yéen je n'ai pas vu la vidéo que de Azoura Fall dama ko dégg nii rek j'ai vu les posts mais gisuma vidéo bi donc ça veut dire que ñoom ñi leen koy jottali di ko wax ñoom ñëpp dañu am ay compte TikTok heure boo duggee TikTok fekk fa ñu fay saaga le premier ministre fekk fa ñu fay saaga ay yaayu jàmbur ay jabaru jàmbur ay papay jàmbur pourquoi vous ne le dénoncez pas ñoom dañu gën est-ce que ñoom dañu gën ba ñoom lu ñu bëgg a tànqamlu ñu koy tànqamlu ñu ne ñun duñ tànqamlu ñun lu ñu romb lu ne ñun ñu dugg ci te bare ñun duñu daaneel ñun duñu wàccee ñun bu njëkkatee benn wax il faut ñu wax ko daal ba wax bi saay ñun duñu daaneel dama leen koy ñaan nañuy daaneel dee leen daaneel bu ngeen yëkkatee benn wax ba seen àdduna bi Sénégal gi yëpp taxaw mu nekk actualité mais daaneel leen yëkkati beneen wax teg ci kawam waaw loolu mooy dëgg il faut loolu mooy dëgg nañu gën a góorgóorlu nañu gën a jëfandiku de ndax ñun doon na commencé gul bay dem dëgg la nag yaanaa kii di ñi dañu mer kii déggatuma ko kii jotatuma ko y a des petites frustrations y a des changements parce que avant les gens qui étaient tout le temps ensemble doon déggante doon gisante léegi loolu yëpp amul mais dama ni quel que soit lii ñu metti li ñu naqari li ñu xamante ne neexuñu bu leen fàtte li ñu ñàkk pour egg fii bu leen fàtte li ñu daj te bis bu yàlla sàkk rapport bu génn procédure bu génn gën ñu jox raison que on a eu raison de nous battre lu génn rek ñu xam ne ñun ndekete ñun ndekete bu ñu xeexul woon bis bu yàlla sàkk ñu xam ne ñun heureusement qu'on s'est battu heureusement qu'on s'est levé bis bu yàlla sàkk ñu xam loolu bis bu yàlla sàkk ñu xam loolu
kon nag xam leen ni ñun dañu war a gën a góorgóorlu ci suñu biir ñun eggaguñu fi ñu jëm dëkk bi bu ñu ko bëggee teg ci yoon bu ñu ko bëggee defaraat dañu soxla tous les patriotes dañu soxla tout le monde lañ soxla parce que gis nga unité boobu ak force boobu ñu am mooy tax ñu egg fi ñu jëm suba mooy tax ñu egg fi ñu jëm suba. Merci beaucoup Fatima Touré. Ce qui nous lie, c'est plus important que ça. C'est plus important que nos défauts et nos manquements. Même si on a des défauts, même si on a des manquements, nañu góorgóorlu ba bu kenn wàcc ci ñun rek ñu jël ko sànni ko wala ñun ñëpp ñu jël ko songandoo ko ba ëllëg su bëggee ñëwaat sax du xam fu muy jaar nañu góorgóorlu ci loolu. Ya problème nag day am kenn ku nekk di jéem a régler problème am. Tu as des gens, ils ont des problèmes personnels ak Massamba wala des problèmes personnels ak Mademba bëriwuñu nag bëriwuñu. Vraiment ay yenn jalousie extrême yi bëriwul ci ñun la plupart des gens c'est souvent soit xamuñu yaa ngi dégg soit dañuy topp ma riirandoo bi mais am na si ñoo xamante ne dañuy am des problèmes personnels dañuy profité ci benn situation ñu bëgg a régler seen problème yóbbaale ñeneen ñëpp seen ginnaaw bu ñu nangu loolu parce que man je connais les patriotes je sais que nit ñi vous êtes des gens réfléchis vous êtes des gens très humains gis nañ fii façon solidarité bu nekk ngeen taxawal ko fi gis nañ fii façon jàppale bu nekk ngeen jàppale gis nañ fii façon man dem naa ci dëj bu ma dem bu patriote gaañu ay moroomu patriote am laa fay fekk ñoo fay jiitu taxaw ci wetu mbokkam ñooy jooy ñooy sang ñooy def lépp fu seen mbokk amee problème ngeen jóge dëkk ba dëkk fekk ko fa xam naa seen solidarité ak seen compassion mais dama ni il faut redoubler de tout ça il faut redoubler de tout ça je ne parle pas que de gens de Pastef wala de notre parti je parle de tous les patriotes je parle de yéen ñi nga xamante ne yëpp sympathisants militants yéen ñi nga xamante ne yëpp yéen a yéene le président Bassirou Diomaye Faye réussite mais surtout yéen a yéene président Ousmane Sonko mu am réussite yéen ñi bëgg dimbale Ousmane Sonko nit ki soo ko bëggee dimbale nga bëgg ko da nga koy jàppale jàppale ki nga bëgg xam nga mooy lan mooy déjà éviter ko yenn problème yi éviter ko yenn coow yi soo bokkee ak moom da nga war a defaraat sa toogaay da nga war a xam ni yow ku mënul jot ci moom yow lay tudd njaboot gi seen comportement bi seen lii bi jot na ci moom kon nañ ko jàppale ko du lu ñuy def nii rek kenn ku nekk suñu di liggéey de kenn ku nekk suñu xoolal muy jàpp ci projet bi mais mooy xoolal mooy moytu luñ koy yabee ak luñ ñuy xeebee loolu moom mooy jàppale le premier ministre Ousmane Sonko loolu mooy jàppale ko loolu mooy gunge ko loolu mooy dimbale ko président Bassirou Diomaye Faye bu ñu bëggee mu nekk à l'aise ci lee muy def ndax xam ngeen ni benn patriote buñ fi jàpp yóbbule sax biir cacho bee wala biir parquet dama ni man ça me fend le cœur xam nga pourquoi ça me fend le cœur parce que on s'est sacrifié pour que ce pays se libère on ne mérite pas la prison mais nag bu ñu wàccee yoon dee dal ci suñu kaw bu ñu wàccee yoon dee dal ci suñu kaw parce que mënuñu defar dëkk bi ba pare di wax lii di def lee non yat bi ñëpp lay dal ku wàcc yoonu yat bi day dal nañu bàyyi saaga nañu bàyyi wax bu ñaaw am nañ ay argument am nañ programme am nañ lu ñu wax ñii di saaga fesal leen sax dama ni yokk saaga bi la parce que ñun encore une fois dama koy waxaat tey ñun on est majoritaire dans ce pays réseaux sociaux ñun ñoo ko moom lu fi waay siiwal ñun ñoo ko siiwal kon bu ñu siiwal wax bu ñaaw nañu siiwal lu sunu gouvernement bi di liggéey nañu siiwal lu premier ministre bi di liggéey li président bëgg nañu siiwal loolu li ci des bu ñu ko siiwal bu ñu ko tasaare nañ ci tànqamlu nañ ci romb jàll dem ci sunu lu am essentiel ci ñun loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy defar mais surtout nag nañu defar diggante yi nañu gën a defaraat suñuy diggante moo xam ñi bokk parti moo xam ñi bokk commune moo xam ñi bokk département moo xam ñi bokk quoi que ce soit nañu waxante dëgg diggante yaa ngi yàqu diggante ñu ngi yàqu ñu ngi xajam mbiru àdduna la nag ay nit sax ñu bokk benn kër bokk ndey bokk baay dañuy am ay problème dañuy jote loolu mënut a ñàkk mais nañu renforcer suñu ay liens te ñun on est là pour vous heure bu ngeen xalaatee dañu war a waxtaan xoolal bu leen jàpp ne am na poste de responsabilité bu ñu gënal suñu diggante yi ñu am ak yéen en tout cas man de sama diggante ak yéen moo ma gënal poste de responsabilité bu ma mënti am ci réew mi parce que amul benn poste de responsabilité laa wax bu may fay affection ak taxawaay bi nga xamante ne am na sama diggante ak yéen
kon muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon heure bu ngeen jàppee ni danoo war a waxtaan su ngeen ma fëggee ma taal sama live waxtaan ak yéen lijjantiwuma ñee toog naan la non léegi dañ leen a dénk réew mi bu leen waxati duñ ko def duñ leen lijjanti parce que man ne du ñoom ñooñu fal man ñooñu awma lu may wax ak ñoom parce que faluñu ma yéen a ma fal yéen sénégalais yi ma fal yéen citoyens yéen patriotes yi ma fal heure bu ngeen jàppee ni Maimouna Bousso dafa war a taal live am waxtaan ak ñun muy guddi muy bëccëg woo leen ma taal sama live waxtaan ak yéen parce que yéen a ma yóbbu assemblée nationale ba kon assemblée nationale mënumaa gënal waxtaan bi may waxtaan ak yéen keneen ku fi wax leneen dama ni dangaa mer te soo meree dangay dem toog ku mer bokkoo parce que nit ki balaa nga koy wax defal lii dafa fekk yow nga fal ko fa mu nekk pour def ko kon yéene suñu ay kilifa ñaari yoon benn ci fal bi ngeen ñu fal ñaar ci bokk bi ñu bokk nañ leen góorgóorlu nañ leen góorgóorlu nañ leen gën a jàppale gouvernement bi nañ leen gën a jàppale gouvernement bi Billy le combattant wax nga dëgg jàppale le premier ministre mooy wane li muy liggéey mais pas saaga nañu bàyyi saaga dañuy liggéey di wax duñ leen ko bàyyee parce que nag kaay ma wax la buñ leen ko bàyyee gis nga bu ëllëgee bu ñu waree delluwaat ci Sénégalais yi dinañ fekk suñu digganteeg ñoom lu toll nii jàll fi duñ ko def dañoo yor ay téléphone ñu ngi nii dañoo xëyoon liggéey suba ba heure bii damaa xëyoon liggéey suba ba heure bii maa ngi wàcc sànq même ay 21h laa génn assemblée nationale mais du ñu tere bu guddee il est 22h42 bu ñu waree wax dañuy wax te fii bépp DG wala ministre bu fi jàpp ni non man lay sayee nekk naa ministre wala nekk naa DG wala nekk naa député non dootuma live ati wala léegi non je ne sais pas lan la xaw ma loo nekkoon kon démb ba ngay live ñun démb ba ñuy live ci lañu yàlla gënoon jox teraanga te dañ doon live kon tey jii du tey jii nga xamante ne defuñu du dul yor ab salaire du tey la ñuy bàyyi wax bi déedéet dañuy wax ñu ne yéen la on doit communiquer bu dara amee ñu waxtaan mais bu dara am rek kenn wax keneen wax rek ñëpp dugg ci wax ci ku nekk jël wax bi yóbbu ko foo xamante ne à la limite sax ñun ñoo ko fay yóbbu après nag sunu ay noonu lay mën a wax parce que lii nekkatul adversité parce que nit ki mënoo ko bañ ba bañ sa bopp bañaale sa bopp parce que ñun dañu ñaawlu lu saaga mais ñoom pourtant dañuy ñaawlu saaga mais uniquement saaga bu jëm ci keneen mais pas saaga bu jëm ci ñun ñoom duñ ko ñaawlu duñ ko condamner ça ne les dérange pas au contraire ça leur fait plaisir Macky Sall daf ñu gën keneen ak keneen daf ñu gën kon pour lan ñu nangu ñu ñuy saaga pour lan man ñun duñ leen mën a mere ñun on n'a pas de haine pour ñoom parce qu'on n'a pas la place pour la haine dëkk bi dina changer de xam ngeen dëkk bi changer moo tax nga gis un parti politique une mouvance des sympathisants yoo xamante ne xooluñu lu neex seen biir sax ñoom xooluñu seen intérêt parce que ñun suñu intérêt ñun du coow yu sew sewaan yi du suñu njëriñ parce que ñun ñoo takk càkk bi ñun soxlawuñu coow ñun ak xoolal lu ñu démocrate da ngeen a war a xam ni on appartient à une majorité on doit avoir de la solidarité vis-à-vis de cette majorité loolu mooy dëgg de ku leen wax leneen waxu leen li am quelle que soit suñu liberté de ton ay liberté de ton on appartient à une majorité dañu war a góorgóorlu ci loolu lépp lu ñu mën a wax ci suuf nañ koy wax ci suuf lu ñu mënta wax ci suuf nañu doog ko indi ci penc mi waaye loo xam ne buñ ko waxee ci suuf mën na am solution nañ koy wax ci suuf ndaxte loolu mooy suñu rôle bu fekkente ne nag buñ ko waxee du changer dara mun nañ ko bañ a wax mais su fekkente ne man may mun a am naa saafara man léegi gis ngeen damaa wàññi wax ji ci kaw parce que bu am naa saafara
bu njëkk opposante laa woon aw ma woon accès ci kenn kuy dogal wala kuy def pour ma wax ñu dégg ma il faut ma dénoncer donc su ma amee réclamation damay dénoncer ci réseaux sociaux yi ci presse bi ci feneen ak feneen mais maintenant am naa numéro DG am naa numéro ministre am naa numéro keneen ak keneen mën naa woo nit wax ko sama li ma xalaat jox ko sama idée mu defal ko waaye léegi man dinaa am loolu ba pare di jël problème bi di ko indi fii ci réseaux sociaux yi du ma ko def parce que nag je n'ai plus besoin d'amener les problèmes dans les réseaux sociaux pour les régler damay woo ministre wala mooy woo DG bi jox ko une situation mun na ko régler mu régler ko je n'ai pas besoin d'en parler ku nekk ak sa choice mais dama ni tey ñun dañu war a changer méthode ñii di ñu nax bañ ñu changer ñun on ne s'oppose plus dëgg na nag ñun doy nañ suñu bopp opposition parce que ñun ñooy opposé wu entre ñun dénonciation ñun suñu bopp ñun ñoo koy def mais dama ni à l'avenir nañu privilégier nañu xam ni ñun on doit plus être dans la dénonciation mais on doit être dans la recherche de solutions dans les propositions de solutions dénoncer un problème ça nous apporte quoi après suñu adversaire yi ñooy jël problème bi la ngaamu ci jël problème bi def ko trophée bu ñuy wax léegi xoolal amatuñu argument problème bi ñu dénoncé woon problème boobu mooy nekk seen argument parce que ñun ñoo leen ko jox comme sur un plateau d'argent bu fekkente ne problème boobu dañ ko bëgg a saafara mais dañuy dem à la source de la solution ci les personnes concernées habilitées à légiférer bu ñu demee ci ñoom yóbbul leen le problème ñu régler problème bi foofu on a gagné réglé nañu le problème te tooguñu fii ci réseaux sociaux yi di ko fi wax kon nag loolu ñu koy doxee ci famille noonu la ñu war a doxalee fii ci suñu diggante am na ministre bu def lu dul yoon am na DG bu def lu dul yoon am na député bu def lu dul yoon dama ni su fekkente ne mënoo jot ci moom mën naa d'accord mais soo mënee jot ci moom wala nga mën a jot ci Maimouna Bousso wala nga mën a jot ci keneen ku la yóbbante ci moom jotal ci kooku nga yóbbante ci moom mu régler le problème à la base sa bëgg-bëgg antu na le problème est réglé bu fekkente ne nag c'est pas le problème que tu veux régler c'est autre chose loolu xawma ci dara mais si on veut régler les problèmes mais allons voir là où il y a la solution du problème sunu biir am na ñoo xamante ne dañu def naka su dul noonu mais nañu xool fu ñu jaar man de xam naa ne man mii ku ma woowoon téléphone yëgal ma lu xew ci Azoura ma taal sama oto ndax jaral na ma ko ndaxte même bu dul dara ànd naa ak moom xeex même bu dul benn yoon waxuma nag ak taxawaay bu mu taxaw ci wetu premier ministre malgré que ànduma man ci ay saaga duma ko cautionné ndaxte ku ma saaga ma boole la ak yàlla te képp ku ma saaga ci àdduna bii man yaay ju set moo ma jur baay bu set moo ma jur ku ma saaga torox loolu du ay werante sax képp ku ma saaga yow ak yàlla damay julli ñaari rakka boole la ak yàlla suñu borom te billaahi da ngay torox parce que man du ma tooñ du ma nangu ku ma tooñ ma kalaame la ak yàlla ndax moo ëpp doole ñëpp du ma la won sax ne existé nga aw ma sa temps mais dama ni man ku ma woowoon wax ma ko ma taal sama oto dem seeti ko woo ko téléphone ndaxte déconné woon na fi amoon na fi ay problème mais bi ñu ko wooyee waxtaan ak moom dafa bàyyi moom ak beneen patriote dañ ko woo mu bàyyi kon nañuy privilégier yooyu nañuy privilégier loolu connexion suñu biir waxtaan suñu biir yóbbalante suñu biir diw def na lii d'accord ñu ci ngeen seet ku ngeen yóbbante ci moom yaa ngi dégg kooku wax ak moom mu bàyyi ñu jàll ci leneen nañu gën a góorgóorluwaay nañuy gën a góorgóorluwaay nañu gën a bëggante nañuy gën a soppante nañuy gën a yërëmante nañuy yërëmante penc mi dañ koo bokk de waaye bi leen ñun ko bokkal ñoom liñ ñu yéene ñun yéene wuñ leen ko yéene wuñ ñu jàmm de yéene wuñ ñu jàmm ndaxte li tax man la yéene wuñ ñu jàmm fu ñuy fekk ñu ñuy wax keteme dañ naan pattaaral ànd ci noppi yàkkamtiwuñu lu dul suñu defet waaw ku jotee ak ñu mel noonu nag da ngay góorgóorlu bañ a am defet te léeg-léeg stratégiquement yenn defet yi sax da nga koy nëbb doo ko siwal parce que c'est stratégique parce que ñi nga seqal defuñu fi ne ni ñu ngi seetaan live bi di ko xool
defuñu lu dul seetaan di xool lan lañ mën a gis foofu lu négatif lu ñu yóbbu loolu mooy seen rôle. waaw léegi ñun dañuy jël suñu ay ñu koy xam nu ñu koy waxee sax di ko wuññu suñu sutura dañ ko def. am na ñoo xam ni ils doivent être soignés am na ñoo xam ne ils doivent être soignés parce que nag nit ki mënoo xeex ba dugg prison am fa ay traumatisme tey même si tu déconnes ñu lay delloowaat prison sa place de prison. Il y a des gens ils doivent avoir un suivi psychologique dañ leen war a traiter bëri na ci société bi am na ay magum jëmm yoo xam ne ñu ngi fii xamadi yaa ngi dégg di wër plateau yi mais li ñuy def xaste yi ñuy def ak wax yu ñaaw yi ñuy wax mais moo gën a bon saaga. ay illusion la ñuy def di tuumaal ay nit mais li ñuy def moo gën a salte saaga te penc mi ñëpp a ngi ci teg seen bët te kenn waxul kenn mësu ko condamné kon nañu arrêté les autres ne valent pas mieux que nous n'acceptons pas ça bu ñu accepter di lyncher sunu biir sunu bopp comme ça gratuitement juste parce que on est dans une mode démocratie la nekk liberté non ñun bokkuñu ak ñeneen ñii ñun dégg nga ñu ñooy opposé wu sunu bopp dafa am ay limites loolu dafa am limite de ñun nañu opposé wu sunu bopp d'accord ñun nañu am liberté de ton d'accord ñun nañu nekk nit ñoo xamante ne ay nit ñu dëggu lañu nañu ànd ci dëgg lu ñu gis tudul yoon nañu ko dénoncer mais nañ ci jàll bu ñu yàqante sunu biir bu ñu bàyyante sunu biir bu ñu sànni suñu ay frères ak suñu ay sœurs parce que ils ont fait des erreurs parce que loolu gis nga bu ñu ko continuer boo liggéey dinañ gestu du ñu gisati kenn te kon gis nga ñii nii ils auront réussi parce que nag on a besoin de tout pour faire un monde te Sénégal bi ñu jëm bëgg ko changer ñépp lañ soxla bu ñu yokkul suñu force buñ ko wàññi waaye dama ni boo tiimee saaku ceeb bi nga ne danga ko bëgg a tànn ba mu jeex tàkk ceeb bu ci ne nga gis ko loo ci gis nga seppi sànni au lieu nga raxas ko ba mu set dugalaat ko ci biir déedéet loo gis nga sànni bu yàggee doo togg doo mës a togg ba mu tudd bala ngaa teg sa tin doo fa fekk sax genn wàllu libaru ceeb te loolu duñ ko nangu parce que réew mii dañ ko war a sumb dañ ko war a taal dañ ko war a togg dañ ko war a defar ba mu baax donc bu ñu nangu di seppi suñu yu bon di sànni déedéet bu ñu seppee ba gis ni lii dafa nëx nañ ko raxasaat ba mu set voilà dañ ko defar ba mu set suñu biir la donc loolu moo waraloon waxtaan bi di leen wax ne warul gëj di am en tout cas man je reste à votre disposition dama jàppoon rek ni mission bi fi ngeen ma teg maa ngi fay jéem a def li ma mën te foog naa ni yéen seen jëmu bopp ñu bare buñ ma gisee sax dañ naan ma tata dangaa sonn tata noppalul donc xam ngeen ni sonn nañ loolu rek moo tax ma jàpp ni xëy na soxlawu leen nekk fi encore en même temps di wax en même temps di communiquer mais su ko laajee su ko jaree comme li ma leen wax bindal leen ma benn identification tata on a besoin ñu waxtaan ñu bës ñu waxtaan bu ko daajee amul benn problème wallaay lii ngeen di def sax ci TikTok yi di ko waxtaan yenn waxtaan yi nga xam ne rafetlu wuñ ko wala yenn yoo xam ne mooy loolu su ngeen bëggee ñu waxtaan ñu dem foofu daje foofu su leen neexee di def ay live ngeen di dugg man pourquoi pas def ay live même fii ci Facebook invité ngeen ñëw dugg ñu waxtaan comme nañ ko doon defee ay moment Jules Charles amul benn problème baal naa leen yéene sama njaboot baal naa leen ah bilaay xool leen ci njiit yi rek xool leen ci njiit yi su ngeen bëggee ñuy waxtaan ñu def ay live fii nii ñuy waxtaan bu ko defee ñu organiser ngeen ne ma tata dañu bëgg a waxtaan ci tel thème tata dañu bëgg a waxtaan ci tel dossier tata dañu bëgg a waxtaan ci tel sujet yéen ngeen indi ko parce que man yu bëri yéen a ma gën a xam sax ngeen invité ma wala man ma invité leen ma def ko ci sama journal invité leen wala yéen ngeen def ko invité ma ñu waxtaanee ko ba mu yemb incha allah ñu waxtaanee ko ba mu mat dégg ngeen voilà nañuy def noonu dégg ngeen nañuy def noonu ñu gën a échanger ñu gën a jegeyoo ñu gën a rattaxal diggante yi gën a rattaxal diggante yi c'est vrai que c'est pas facile parce que bon les attentes sont nombreuses beaucoup voilà ñi ku nekk yaa xam situation bi nga nekk mais nañu xool li ñu boole nañu xool li ñu ñàkk tam ba egg fii
ñu bàyyi suñu ginnaaw ak fi ñu jëm ci suñu kanam eggaguñu de ñu door a départ rek mais eggaguñu te yoon bi dafa bëri xaaxam te ñi ñu ko seqal tamit ils sont prêts à tout tey la ñu gën a rakkaaju sax parce que tey la ñu xam réellement ce qu'ils ont perdu voilà ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu donc tey lañ gën a déterminé pour dellu si waat comme ñun nañ tam nañu gën a déterminé pour tey li ñu yor nañu gën a déterminé pour tey li ñu yor képp ku romb ah mbokkam boo xam ne mu ngi doxalee naka sudul noonu ah dina ko na ko góorgóorlu yeddu ko ci ruq bi da ngeen soxla mbolde bi Mamadou bëggoo mbolde bi mbolde baa nga ne mais dama commandé yeneen mbolde yoo xam ne ñu ngi ñëw ay mbolde focus yu bare su boobaa wax naa leen ko je vous le promets dinaa woote fii ci Facebook bi jox leen benn rendez-vous ci benn salle boobu yéen ñëpp da ngeen di ñëw ñi bëgg a nekk ñëpp des détenteurs du mbolde dañuy ñëw waaye nag mbolde bi pour nga téye ko ay conditions la de da ngay waat charte la danga naan je jure de faire focus de vulgariser le projet je jure de promouvoir le travail du gouvernement je jure de ne jamais faire ni de diversion ni de xawmalan maa ngi bind charte yi boo juree loolu yëpp nag ma jox la mbolde bi ñu ne la maintenant vous êtes ambassadeur wala ambassadrice du focus vous avez été élu voilà bu ko defee nga nekk représentant nag nga xam ni yow képp ku focusu rek yaa koy delloo si munoo nekk sa nag ponkalu maamu hors focuseur ba pare ñëw ñu lay dénk mbolde bi loolu moom mënul nekk loolu na ngeen ko xam mënul nekk hein voilà donc on est ensemble ñoo bokk lépp on s'aime beaucoup Binta Sané merci à vous yal nañu yàlla sàmm doolu ñu sutura ñu gën a góorgóorlu merci Rokhaya merci beaucoup on est fatigué mais bon sant yàlla merci Kébé merci beaucoup Azoura est votre frère hein même s'il a fauté même si voilà même s'il a des comportements que nous on n'a pas tout le monde n'a pas comprenez-le il a vécu un traumatisme une situation difficile qu'il continue de vivre on sent vraiment beaucoup de peine quand il parle beaucoup de peine hein beaucoup de peine quand il parle on le voit pleurer on le voit peiner essayons de le soutenir et ne le lynchons pas ne suivons pas les autres bokkuñu ak ñoom objectif dénonçons condamnons mais soutenons-nous les uns les autres on a besoin de soutien nañ góorgóorlu ci sunu biir am na ñoo xam ne ils étaient là ils commencent à se détacher des fois ñu ne bëggatuñu wax des fois ñu ne dañ ciy génn nañ leen delloo si nañ leen xëcc ñu delloo si leen ñu boole leen ci ñun ñu tàllal leen loxo voilà ah bu ñu bàyyi kenn sore ñu kenn rëccu ñu voilà parce que ce qui nous lie c'est fort on a vécu des années yoo xamante ne on était benn la ñu woon dund lu metti avec des sacrifices ah donc soutenons-nous voilà c'est ce qu'il faut faire ne nous laissons pas tomber quelle que soit la situation dégg nga ni ñuy góorgóorlu ñu gën a bëggante ku juum ñu delloo si la yedd la wax la dëgg mais ñu jàppale la c'est ça une famille dans une famille on s'abandonne pas voilà dans une famille on se soutient voilà on se soutient on est une famille ne regardons pas les autres ñoom duñ suñu baromètre c'est pas sur eux qu'il faut regarder exemple buñ leen toppoon rek bu doon ñoom kese la duñ egsi fi ñu egsi nii il faut pas les regarder voilà man je n'ai pas de respect pour quelqu'un qui a une indignation sélective da ngay choisir lu lay choqué ak lu la dul choqué quand on emprisonne un tel nga ne libérer un tel mais quand d'autres personnes tooñ di saaga des gens que tu connais yu ngay gis di leen dégg nga xam ne lu bon li ñu leen di waxal defuñu ko laalewuñ ko nga ne pattaaral jox sa dox loolu yëfu naafeq la naafeq yi dañoo bëri suñu biir bu ñu leen topp naafeq yi bu ñu leen toppee dinañu tas suñu biir xuloo te ñoom loolu seen yoon nekku ci voilà vraiment bëgguma live bi gudd maa ngi koy yemale foofu namm naa leen yéen ñëpp namm naa leen voilà et puis je vous dis à très bientôt vous me direz
naka ngeen bëggee ñu def format yi mais il faut une grande solidarité il faut une très très grande solidarité entre nous nañ ci góorgóorlu nañu waxante dëgg mais rien ne nous empêche d'être solidaires les uns des autres merci bonne nuit à tout le monde merci